bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullah. sëñ Abdourahmane ñoo ngi lay nuyu di nuyu bépp njabootu suñu maam suñu wasila sëriñ bu Mouhamed Kunta ñoom ñëpp ñi fi teew. noo ngi sant yàlla bu baax di julli ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi mu nu kàttanale may ñu fekkaat la fi ren ndax ñëwoon nañ fi daaw loolu sant yàlla julli ci yonent bi war nañu di am mbégte lool bi ñu la fi fekkee te di ñaan yàlla suñu borom mu yàggalal la fi wéral cëri mais ñun itam ñu fekkee ngir ñu yàgg di fi ñëw di taataan si ci yow ñëw bi nag ñëwu mbégte la te jàpp nañu ni amuñu lu ko gën a kawe ndax rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam amuñu lu ko gën lu fi teewee ngir moom a tax loolu waral na bés bi ñuy séentu lépp li mu ñu jaral war nañ ko cee def ñu jot ci ndigal nag jot ci ndigalu son excellence monsieur le président de la république mu jàllale ko ci suñu ministre de tutelle monsieur Abdoulaye Seydou Sow mu ne ñu bépp itte boo xam ni këru diine yi ci Sénégal am nañ ko da ngeen ci taxaw lépp loo leen di liggéey jëm ci wàllu propreté ak hygiène ak cadre de vie da ngeen ci jiital këru diine yi bépp itte bu ñu am aussi na ngeen ci taxaw rawatina événement yi nga xam ni dafay polariser beaucoup de population macha allah loolu tax sëñ bi ñu ñëwoon aussi bi yoon pour gunge borom dëkk bi ci gàmmu gi ci préparation bi ngir pèlerins yi bu ñu ñëwee incha allah ñu mën a def seen pèlerinage dans les meilleures conditions bu loolu weesoo noo ngi sant aussi bépp njabootu xalif général ñi fi teew ak ñi fi teewul yëpp ñaareel bi sëñ bi mooy lépp li nga xam ni dëkk bi itteeloo na ko jot nañu ndigal ngir ñu taxaw ci lu jëm ci gàmmu gi dinaa ci ñëwaat ci kanam ñetteel bi sëñ bi mooy bi ñu fi ñëwee daaw dañ sàkk woon ci yow nga ñaanal président de la république ñaanal ministre bi ñaanal aussi employé UCG yi ndax liggéey bi ñu nekk dafa metti sëñ bi liggéey bi metti na ndax xale yi nekk ci tali bi ñoo ci gën a sonn ñun ñii ñuy ñibbee dañuy dellu suñu kër tëdd ci suñu ay climatiseur xale yi nekk ci mbedd mi guddeeg bëccëg di sonn pour koñ yi mën a set ak seen ay superviseur bi ñu fi ñëwee daaw nag waxoon naa la ni dañu ma bëggoon nga ñaanal leen ndax ñoom bu ñu nekkee ci jàmm rek ñun daañu nekk ci jàmm te société bi dina avancer maa ngi am mbégte sëñ bi pour wax la ni diggante daaw ak ren gis nañu ñaan ko gis nañ ko ci baatin gis nañ ko ci zahir baatin bi mooy gis nañ ni li ñuy liggéey sénégalais yi gën nañ ko bëgg wàllum cet am na daal loo xam ni toftal ngeen ko ci ba sénégalais yi gën ñoo won seen kan gën noo gestu gën a bëgg liggéey bi gën noo jàppale autorités yi nga xam ne ñooñu ilif aussi budget yi ñu dugal ci biir UCG yokku na pour mën ñu yombal liggéey bi loolu mooy baatin bi xëy na zahir bi tam mooy ñi nga xam ne laa àndal ñëw fii am na ci ñoo xam ni daaw moto Jakarta lañ doon war pour liggéey ren am nañu oto donc loolu tam yokkute la ñu sant ci yàlla bu baax sant yàlla julli ci yonent bi sant leen yéen itam ndax yéen suñuy bunt am na solo bu ñu fi ñëwee sàkku ñaan bu ñu gisee avancement tam ñu dellu si fi ne leen alhamdulilahi rabil alamin di sant aussi xalif général gis nañu taxawaayam ci réew mi gis nañ ko ci Sénégal di ko ñaanal wér-gu-yaram ak gudd fan di sant njaboot gi yëpp wax bi xaw na gudd mais sëñ bi message yooyu pour ñun c'était important ñu convoyé la ko vraiment daal dañ doon ñëw rek pour taataan si pour nga jox ñu tuuti xam-xam mais ñu tuuti leçon loo xam ne bu ñu delluwee bu ñu ko appliqué liggéey bi dina gën a baax di ñaan yàlla suñu borom mu bàyyi ñu fi ñun ñëpp déwét ñu ñëwaat fi fekkaat la fi jëlee fi yeneen leçon asalaamaaleykum wa rahmatullah wa ma tawfiqiya illa billahi al ali al azim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh coordinateur national yaag njaboot gi nga àndal ak ñi nga bàyyi yu gannaaw ñoo ngi leen di nuyu nuyoo boo xam ni méngoo na ak seen dayo
di leen tatagal di leen masawu coono di wax rekk ni bu nit dee yëkkatiku walla mu bëgg a tiitaru su wàccee ci këram gan gu am dayo ànd ak ñu am dayo tiitar lay doon ci moom yëkkatiku lay doon ci moom te sëriñ bi amul gan gu la ëpp ci Sénégal teew nga fi teewal nga fi nit nag su ko yàlla dimbalee mu doon benn jëmm taxaw taxawaayu junniy nit kooku fu mu teewal na réew ma mu bokk teewal na gox ba mu nekk li tax ma ni teewal nga wax nga ko léegi ci sa biir wax njiitu réew mi ak ministre bi nga xam ne mooy sa tutelle ñoo la yebal nga ñëw tànn ñi nga tànn ci seen dayoo ànd ak ñoom war a mottali yéeneem moom njiitu réew mi ci Sénégal waaye nag mu duut baaraam ci këru diine yi ndaw nag ka ko yónni lañ koy xoole kon tey ministre bi moo toog ak ñun muy Abdoulaye Seydou Sow waaye njiitu réew mi di président Macky Sall moo toog ak ñun kon ci boobu nuyoo ak ci boobu dayoo moom lañ day delloo nuyoo bi di la jottali nuyoo sëriñ bi ak njaboot gi yëpp nag di la wax it ni ñëw nga ci sa kër fekk si nga say rakk ak say mag ak say wéyjur ak say nijaay ñoom rek nga fi fekk wax naa ko fi daaw danaa ko bamtuwaat ren wax naa ni fii fekkoo fi kenn ku dul sa bopp moom rek nga fi fekk nit nag bu ñëwee boppam dalal ko tatagal ko bisimilah ko kooku muy njaatige kon tey ñun ñooy gan ñi yooyu yaay njaatige li nga fi def itam daaw waxoon ko fi yàlla rek a mën a matal waaye li ëpp doole mat na teewul nag bëgg-bëgg yaa ngi fi ndax doomu aadama su dee dund te muy ñaan yàlla yokku ci këram ak ci dëkkam ak dëkk yi ko wër faw at mu jot waxtu wu jot rek soxlam gën a yokk loolu dafa ànd ak dund li nga xam ne ci ngeen di liggéey itam dafa nekk fondation boo xam ni dafa lal diine set bu amul xel du mat xel bu manqué jaamu yàlla dafay manqué moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam comme benn bés ñoom Anas ibnu Malik toog ak moom am benn waay bu ñuy tagg ci façon jaamu yàlla bi muy def julli muy fanaane taxaw koor bi mu dëkkee yonent bi benn question la leen posé ñu jaaxle daf leen ni kayfa aqluhu fan la xelam toll ñu ne ko yaa ngi ñuy bëgg a jaaxal kii dañ koy tagg ci façon jaamu yàlla yi muy def nga di ñu laaj xelam fu mu toll yonent bi mu ne leen nit ku am xel dana jot ci yàlla lu tuuti loo xam ne nit ku amul xel mën na ca nekk juróom fukki at te du jot yàlla set dafay tabax xel daf koy dimbale daf koy xàllal loolu nag kuñ ko dénk ci aw askan dénk la ko ci am réew kenn ëpp la responsabilité kon yal na yàlla gën a dëgëral taxawaay bu baax ñi nga àndal te ñu nekk ci gox bi liggéey bu rafet bi ñu fiy liggéey
yàlla leen yàlla gën a jàppale bu baax te yokk seen dayoo ñoom itam teew fii nga nekk itam fu baax la mais yàlla na yàlla defal la promotion bu kawe ci barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu ëllëgee boo ñëwee ñu xam ni ñaan gi gën naa nangu loolu la ñuy ñaan parce que ki ñu ñaan am na ko te tere na pour ñu yërëm ko ci liñ koy ñaan mais nañ ko ñaan loolu rek moo nekkoon wax ci maa ngi balu ñëpp xaq di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullah. sëriñ bi noo ngi lay nuyu di nuyu bépp njabootu sunu maam sunu wasila El Hadj Tafsir Ahmadou Baro Ndiéguène nuyoo bi ñu ngi koy teg ci sa loxo di tàmbali sant yàlla julli ci yonent bi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi mu nu mayaatee ren ñu teewaat fii ci sa kanam noo ngi ñaan yàlla suñu borom mu may la wér-gi-yaram gudd fan bàyyi la fi lu yàgg ngir ñu la fiy fekk sëñ bi ñëw bi ñu fi ñëw tey ñëwu bànneex la ni ma la ko waxee woon daaw ndax rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam amuñu lu ko gën a kawe bu ñu woowee ci bés bu mel nii lépp lu ñu mën dañ ko ciy def mais ñëw bi itam ñëwu mission la ndax kilifa réew mi son excellence monsieur le président de la république Macky Sall moo jox ndigal suñu ministre Abdoulaye Seydou Sow moom mi nga xam ni moom la dénk urbanisme logement ak hygiène publique ne ko këru diine yi ñu am Sénégal amuñu lu ko gën a kawe ba tax na saa yu amee événement religieux bu am na ngeen dem ngeen gàttanu événement bi li mu war yëpp ngeen def ko ci donc sëriñ bi looloo doon suñuy tànk tey jii ñëw taataan si amaana sax indi nañu tuuti matériel pour mën a jàppale njaboot gi ci préparatifs yi te loolu xeeb nañ ko ndax bi ñu ñëwee gis nañ dotation bi jël nañu ay dispositions pour yokk ko ndax gàmmu gi dafay gën a yokk te loolu la ñuy ñaan kon incha allah fii léegi suba dina am yeneen dotation aussi yu ñëw pour compléter as tuut li nga xam ne indi nañ ko fi ñaareel bi sëñ bi mooy bi ñu fi ñëwee daaw dañu sàkku si woon ñaan itam ñaanal réew mi ñaanal kilifa réew mi ñaanal suñu ministre mais surtout ñaanal njabootu UCG sëñ bi ndax nekk nañu ci profession boo xam ni dafa jafe ñun ñii nga xam ne ñoo jiite société bi bu ñu ñibbee dañuy tëdd ci suñuy kër taal suñu climatiseur fekk xale yi nekk ci mbedd mi di sonn sëñ bi liggéey bi dafa metti te ñi koy doxal mooy ñi nekk ci mbedd mi donc ñaan bi ñooñu ñoo ci war a jiitu donc ñi ngi lay ñaan ñooñu nga ñaanal leen ñu nekk ci jàmm ndax ñoom bu ñu nekkee ci jàmm rek ñun ñi leen jiite dinañ nekk ci jàmm ndax liggéey bi ñoom ñoo ko yor beneen bi sëñ bi mooy ñaanaloon nañ daaw itam ñaanaloon nga ñu ngir suñu taxawaay ci liggéey bi barkeel sëñ bi maa ngi am mbégte pour firndeel la ni loolu gis nañu ko ndax gis nañu ni liggéeyu mbalit ni ñu koy dàkkantalee fii ci Sénégal sénégalais yi gën nañ ko respecté gën nañ koo xam gën na dugg ci xolu nit ñi gis nañu aussi ni budget yi nga xam ni moom la état du Sénégal di dugal ci secteur bi yokku na donc loolu yëpp tam daf ñuy gën a dimbali ci suñu liggéey jàpp naa ni loolu mooy baatin bi mais am na zaahir itam zaahir bi sëñ bi mooy délégation bi ma àndal xale yi am na ci ñoo xam ni daaw ndege ni daaw bi ñu fiy ñëw buñ daan liggéey si dañ daan dox wala ñuy yéeg ci moto Jakarta ren am na ci ñoo xam ne am nañu oto kon yokkute am na loolu tam am na solo bu ñu ñëwee fii ñu fësal ko ñu xamal la ko ba tax na li ñuy ñaan aussi mooy nga doon li ñu ñaan ngir ëllëg bu ñu fi ñëwaatee incha allah fekk la fi ñu mën a la wax ni am nañu avancement ci nii mbaa ci neneen am nañ ci yaakaar nañ la ci donc papa ñu ngi lay tàllalaat suñu loxo di la xamal ne ay ndawu président de la république lañu ndaw suñu ministre lépp loo xam ni kër gi ittee na ko rek jox nañ ñu ndigal ngir ñu taxaw ci noo ngi lay gërëm bu baax di la sant asalaamualeykum wa rahmatullah. nee na moo ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam di leen ziyaara bu baax a baax a baax. mu ne moo ngi nuyu ñi toogee jotaay bi yépp muy góor ñi muy jigéen ñi muy mag ñi muy ndaw ñi di ci jiital fa tabarakallahu monsieur Mass Thiam
ak délégation bii mu àndal ak syndicat yi nga xam ne ñoom la àndal ak mbooleem ñi toogee jotaay bi yépp sëriñ bi nee na mu ngi leen di nuyu mu ngi leen di ziyaara mu ngi leen di tatagal di leen ndokkeel mu ne gannaaw bu nuyoo kilifa gi ngeen àndal ak kilifa yi mu bokk jugeelandoo fële moo ngi nuyu bu baax soxna si nga xam ni sunu doom la bokk ak ñun nekk ci dëkk bi taxawaayu doom taxawaayu taalibe ci xadra bi moom itam ak ñi mu bokkal nekk ci dëkk bi di liggéey sëriñ bi nee na mu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara nee na mu ngi nuyu bu baax sous-préfet bi di nuyu préfet bi di nuyu gouverneur dëkk bi nuyu boobu mooy dox di law ba ci président de la république mi nga xam ni moo jël liggéey bi teg ko ci sa loxo nga ànd ko ak ñii nga àndal di liggéey bi mu ngi jël nuyoo yu tedd di la ko teg ci sa loxo gannaaw bu la nuyoo yàgg ñi nga àndal pour nga jotalal ko président de la république Macky Sall. mu ne mu ngi lay seedeel ni tam sa tànk du tey rek la mu sa ñëw ci kër gi waaye ba mu fi dalee ñëw ak tey mu ne même jikko même kàddu même wax ak sàkku ñaan boole koog yar yeeg teggin yi di xaar doo yàkkamti doo wane dara mu ne noonu nga fi doxee woon sa yoon wu njëkk ba tey jii mu ne doxin woowu rek ngay doxee yàgg mbokk yi nga àndal mu ne itam noonu mu amee noonu la mës di nekkee rek bu génnee ak bu génnul yëpp rakkam yu tedd yu baax yii ñooy bokk ak moom jotaay bi dalal leen wax kàddu yu yiw yii ñu wax léegi nga dégg mu ne ñoom itam mu ngi leen di ziyaara mu ngi leen di ndokkeel mu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla na yàgg ànd ak ñoom di liggéeyal lislaam mu ne di nuyu bu baax di ziyaare njaboot gi nga xam ni suba ba tey ñoo ngi ci dëkk bi bokk ak waa dëkk bi di liggéey bokk ci service bi ànd ko ak yéen ni nga ko waxee bu liggéey bi doxee ba ñëpp di sant di gërëm ñoom ñi nekk ci terrain bi la kon sëriñ bi nee na ñoom tam fàttewu leen ci nuyoo yi ak ñaanam yal na yàlla taxawu leen ci mbaaxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ñi nga xam ni tam dañuy yëngu ci wàllu syndicat mu ne mu dégg kàddu yi ngeen wax ànd koog mbokk mu baax mii di monsieur Mass Thiam di liggéey ak moom mu ne yéen li ngeen wax ci ay kàddu dégg naa ko kàddu yi kàddu yiw la kàddu yi kàddu yu mbaax la mu ne kàddu yi kàddu yu teraanga la mu ne bu njëkk daal àddina bi mu jaxasoowee dafa meloon ni syndicaliste yi ak ñi nga xam ne ñooy directeur général yi wala direction bi li doon aada ci seen diggante mooy xuloo ak jàppante waaye mu ne tey jii de mel na ni yéen jàpp ngeen seytaane tëral ko rendi ci seen diggante ak seen direction générale mu ne loolu nag àddina yëpp direction yëpp syndicat yëpp war nañ koo jàngee ci yéen ndax jàmm moo am solo te loolu day waral jàmm am mu ne tam mu ngi leen di yëgal ni jotaay bi jigéenu boppam di aji Fat Soumaré Ndiaye di soxna ci xadara bi di soxna alxaaji Maguette Ba lu nu nekkee xadara bi ñoom ñu ñëw bokk ko ak ñun mu ne ñëw na léegi ci jotaay bi magam soxna aji Yaasin Njëgën bokk na ci ñi leen teeru moom tam moo ngi toog ci saal bii ci biir di magam di taaw bu jigéen ci kër gi fa tabarakallahu ak mbokk yi leen dalal yëpp
mu ne fa tabaarakallaahu mbokk mu baax mii nga sisal monsieur Wade nga xam ni taxawaay bi nga taxaw rek mu ne moom tam moom la taxaw ci kër gi mbokk la doom la yàgg na fee ñëw moom itam ci ay liggéey yoo xam ni séq na ko ak kër gi waaye mu ne lépp yiw lépp rafet mu ne sa diggante ak moom yal na ko sunu borom saxal yal na yàlla sàmm ko sàmm leen ci mbaaxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. man dama fekk bu ma waxul ñu ne lu tax sëriñ ba waaye koo xam ne moo toog ci ko sarax wax la mu wax doy loo ko am nañu ko xam. mu ne li gën a am solo ci ay kàddu yi mu ne rakkam sëriñ Ousseynou yëkkati na ko ci ay kàddu jëme ko ci yéen mu ne dafa fekk ni rek moom bu fekkente ne président la jotaay bii ngeen ñëw di ay kilifa ñi nga àndal ñépp nga yëkkati kàddu ci seeni ndigal wax te moom yëkkatiwul benn yoon kàddoom mu ne bu boobaa bu ngeen demee jiixi jaaxa dina nekk ci seeni xol ak seeni xel ci lan moo waral ñun Serigne Mounirou waxul benn kàddu jëme ci ñun waaye ngeen yëg ni daal kàddu yi Serigne Ousseynou yëkkati kàddu yu ko doy la yu mu doyloo la waaye kàddu yi ngeen fi yëkkati tam kàddu yu mu rafetlu la ak teewaay bi ak dal yi ak teggin yi. yéen ay porte malheur yi bon ngeen fi ñëw daal ren ngeen ñu réserve leen place bi ñu jàpp yaay agriculture te loolu nag am na nit ñoo xam ne fu ñu wàcc fa barke wala xet wala suti mu ne sëriñ bi dafa wax ni bu fekkonte ne ay porte malheur ngeen mu ne daaw bi ngeen fiy ñëw mu ne fekkoo leen fi lu mel nii mu ne yàlla dogal na tam bi ngeen fi ñëwee daaw am na yaakaar ni yàlla boole na leen ci ñi nga xam ni fu nu wàcc fa barke yiw ndax jullit xaqiqatan moom xol bu sell la ci yàlla di taamu du mbubb du rafet du taar du alal waaye xol bu sell te rafet mooy ak njullite mu ne yaakaar na ni bokk ngeen ci ñi ngeen xam ni jig ngeen kër gi seen ñëw daaw fekkoo leen fi lii waaye seen ñëw ren nag yéen a ngi ñëw fekk fi bërëb bu mel nii te yàlla dogal yéenay autorités yi nga xam ni yéen leen fi njëkk a dalal kon sëriñ bi nee na jàpp na ni seen mbaax ak seen barke it boole bokk na ci li jagal bërëb bi ci wàcc bu ngeen fi wàccoon. kon nag loolu ngeen jige place yi ci lépp lu doon yor yàlla leen ci yàlla jàppale ñu jigle ba benn ndox di sant ci barke la mu ne kon ni ngeen jigee xadara bii bërëb bii di bërëbu yàlla ni ngeen ko jigee mu ne lépp lu ngeen yore tam yàlla yàlla def ci njiglaay ba du ngeen ci am benn jaaxle du ngeen ci am benn tiit muy jëm ci kanam ngeen ànd ak moom te mu doon njiglaay ci yéen. xale yi ngeen yabal sax leen ñu yabal ñuy bal fii ëtt yàlla ci seeri fii aljana sëriñ bi mu ne njaboot gi ngeen di fas yéenee yabal ñuy ñëw di bale fii mottali ko suba insha allah ak ñi leen jiitu ñépp mu ngi leen di seedeel ni dëkk bii dëkku leer la dëkk bii dëkku yàlla la mu ne poussière bi ñu fi noyyi sax xataa poussière la de mu ne waaye noyyi googu insha allahu rabbi ba biir aljanna ndax dëkku leer la dëkku nitu yàlla la. bu ñu wóor xale yi buñ ci musee ñun ñu ay kilifa yabal leen ñu ñëw toog fi insha allahu yàlla di leen mu ne te li ñu leer daal xale yi bu ñu mosee ci barke boobu yéen ñi doon seeni kilifa yabal leen ñu ñëw fii ci xadra bii bokk ak yéen jotaay bii mu ne yëg na ni ñoom buñ ci barkeeloo yéen tam di ngeen barkeelu ci leeru yàlla yooyu. mënu leen a koree bi ba yàlla bool leen ci loolu seen service yëpp te duñ leen ci mën a boole te duñ ci mën a boole ministre bi duñ ci mën a boole sax mën naa ko ci président. mu ne te yéen itam bu fekkente ne yàlla boole na leen ci sa direction yëpp yàlla mën na leen cee boole. mu ne loolu mën naa rogalaat ndax barke yàlla dafa yaatu. ba ci sa ministre bi nga xam ni mooy sa kilifa ci liggéey bi mën na caa dugg. mu ne moom tam bu ca duggee président mi nga xam ni moo dooleel société bii ba tey jii mu taxaw di setal dëkk bi di setal bërëbu lislaam yi mu ne moom itam yàlla mën na koo dugal ci mbir mii ci barke yàlla doole yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. mën na ci gàttal allah ji nga xam ne li am importance muy espèce doléance gërëm it suñu doom bi yàggut mu yàgg. mu ne li am solo mooy
alxaaji Ousseynou wax na leen li nga xam ne ay kàddu la mu mel ni lenn li ay sant ak i ngërëm la mu mel ni lenn li bëgg-bëggu askan wi la ci ñu dolli nu doole ngir ñu mën a taxaw mu ne loolu moom dégg ngeen ko ci alxaaji Ousseynou mu ne moom mii la doon yabal mu ne moo ngi la koy tamponeel di la wax ni la bëgg-bëgg bi mu wax jëmul ci kër sëriñ bi jëmul ci këram waaye ci dëkk bi yépp la jëm ci julli bi yépp la jëm subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun ala al mursaliin walhamdulillahi rabbil aalamiin waxtaani gàmmu gi lan mooy taxawaayu UCG jël. waaw ngeen baal ma gërëm d'abord xalif général El Hadj Mounirou Ndiéguène mi ñu fi fekk sant aussi bépp famille yu suñu maam Tafsir Ahmed Baro Ndiéguène mi nga xam ni moom dëkk bi ñëw bi ñu fi ñëw nag dañ fi ñëw ci ndigalu président de la République son excellence Macky Sall mu jox instruction suñu ministre Abdoulaye Seydou Sow ngir ñu ñëw taxaw famille religieuse yëpp yi nga xam ne dañuy célébrer gàmmu bi ci barke rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ni moo am li ñu gën a kawe mooy moom. looloo taxoon loolooy sabab bi pour ñëw bi mais leneen li aussi mooy dañu xam ni saa yu ñu fi ñëwee dafa am lu ñu fiy jëlee ci wàllu xam-xam parce que bu ñu seet wàllu set religion yëpp sax dañ ko consacré mais saa yu ñu fi ñëwee aussi waxtaan ak xalif général bi dafa am lu ñu fiy jëlee ci ay messages yoo xam ne dinañu dimbali pour ñu améliorer la sensibilisation des populations pour un meilleur cadre de vie donc looloo taxoon ñu ñëw fi tey. ci wàllu dispositif yi nga xam ne jël ngeen ko lan lañ ci mën a lim ndax jàpp ngeen ne xëy na lu jëm ci wàllu cet gi moom yaakaar naa balaa ñu yegg ci gàmm gi lépp dina yem. waaw comme ni ma ko waxee li nga xam ni liñ fi indi jaruta lim parce que jàpp nañ ni lépp loo xam ne dañ ko def jëmale ko ci guddi bi yonent bi rek xeeb nañ ko sallallahu alayhi wa sallam dégg ngeen sànq ma naan ni dotation bi ñu fi indi sax xeeb nañ ko dañ koy dolliwaat te am nañ yaakaar ni ci guddi gi dina egsi parce que xam nañ ni envergure gàmm bi dafay jëm kanam di gën a yaatu donc ay moyens ay équipement lourd pour mën a dindi dépôt d'ordures yi nga xam ni c'est aux alentours mais aussi ay bennes tasseuses ak aussi ay pelles ay brouettes ay râteaux vraiment toute l'assistance nécessaire ndigal bi ñu jot daal mooy këru diine yi lépp loo xam ni bépp jumtukaay boo xam ni soxla nañ ko jëmale ko ci wàllu préparation gàmmu bi ak accueil pèlerins yi nañ ci taxaw pour que nit ñi mën a ñëw ci jàmm aussi mën a protéger seen bopp parce que boole leen ci aussi ay masques ak ay gel delluwaat ci seen i kër ci jàmm. Ndiassane am na ay mbëbët yoo xam ne ngàll nañ ko si ànd loo ciy tontu jëm ci xëyu ndaw ñi xëy na. waaw xam nga xëyu ndaw ñi nekk na programme boo xam ni président de la République moo ko définir muy programme boo xam ne dina permettre ñu créer 65 000 emplois ci Sénégal. ñaareel bi mooy dafa nañu emploi yooyu nañ ko territorialiser maanaam commune bi gën a tuuti ci Sénégal xam nañu nombre d'emplois bi ñu war a injecté foofu ngir mu mën a laal population yëpp wante wax naa leen ko sànq këru diine yi aussi amuñu lu ko gën a kawe donc li nga xam ni xalif généraux yi moom lañ ñu wax maanaam nañu bàyyi daal nañu fexe am un traitement particulier pour les villes et cités religieuses loolu dina egg ci président de la République et man je peux vous assurer que incha allah dina ko saafara. UCG est-ce que yéen a ngi xalaat xëy na jëm ci wàllu transformation ci mbalit mi xëy na ñu mën ko utiliser à d'autres fins ndax loolu bokk na ci programme bu UCG xëy na di ci xalaat. absolument bokk na ci programme mu gouvernement du Sénégal laay wax ndax xëy na ñun li ñu xam ci mbalit mooy tuuri mbalit tuuri décharge xamuñu njëriñ bi nga xam ni moo nekk ci di tubaab di daakantele économie circulaire. wala économie des déchets donc Sénégal am na ci ay projet am na sax projet bu ñu lancé fan yi bu président lancé woon au niveau de Mbëbës c'était le 24 juin bu tudd Promojet nommé nañ fa directeur bu bees semaine bi projet boobu li ko tax a jug mooy créer ay infrastructures yi nga xam ne nañu mën a permettre ñu valoriser mbalit bi ba nga xam ne étape bu nekk bu ñu toll ci collecte d'ordures bi depuis ménage yi ba enfouissement technique bi dinañ ci mën a jëlee de la valeur ak créer ay emploi loolu mooy dañuy développer industrie autour des déchets donc dina am métiers yu bees yu ñuy créer dans les centres de tri ay chimistes et cetera donc c'est l'occasion aussi pour lancer un message aux jeunes yi nga xam ni commencé nañ liggéey ci métier bi ñu xam ni daal li tubaab di wax il n'y a pas de sot métier liggéey bu barkeel moo fi nekk te buñ ci góorgóorloo tuuti ak aussi xale yi nar a ñëw ci xëyu ndaw yi nga xam ni rien que pour les métiers du cadre de vie et du nettoiement c'est 12 000 métiers c'est autant d'opportunités pour se développer et progresser dans la société bi nga xam ni taille bi dafa nar a changer parce qu'actuellement on est 4 500 et on va passer à 14 500 donc ça ouvrira beaucoup de possibilités pour les jeunes commencé nañu même am ñoo xam ni am nañu ay maîtrises yu dugg ci société bi commencer par les petits métiers di bale wala nekk surveillant de PRN sax ñun bëgguñu ko dañuy wax assistant de propreté loolu aussi am na solo ça veut dire que suñu liggéey dafay changer nous ne sommes plus dans le nettoiement nous sommes dans la propreté loolu c'est un changement de paradigme important moo tax aussi ñuy insister ci tenue yi ak taxawaay bi nga xam ne suñu agents yi moom la ñu war a am ñoom ci seen bopp bu ñu setul du ñu mën a setal dëkk bi. terrain yooyu am na yu ngeen teg Ndiassane mais dafa mel ni doyul.
waaw xalif bi daf ñu ne ñaar doyul bëgg ñu dolli ko ñun loolu la ñu bëgg parce que bu fekkee ni dafa am li tubaab di wax appétence même bu ñuy sollicité bu ñu nit ñi wooyee nañu ñëw leen sama koñ wala sama gox dafa am problème bu mbalit dañuy sawar pour dem parce que nañ xam ni ñooñu xam nañu li nga xam ni moo nekk ci mbalit mi te bëgg nañ ko mooy c'est la même chose aussi pour association yi saa ñu amee association bu ñu woo dañuy sawar pour dem parce que xam nañ ni dina am suivi donc xalif bi li mu wax aussi dégg nañ ko te dinañ yokk PRN yi ak point propre yi fii aussi démarré nañ fi ay point propre dinañ ko yokk objectif bi daal mooy déjà ñu def du zéro défaut waxuma zéro déchet mais zéro défaut ci système de collecte des ordures bi au Sénégal.